man maa ngi tudd lieutenant Bou Touré. man maay chef de brigade départementale d'hygiène de Pikine. waaw tey ñoo ngi ci bassin bi. bii mooy deuxième fois bi parce que premier taw yi bi mu commencé yow doon def délarvation bassin yëpp parce que délarvage lii ñu def tey ji nii dañuy jéem a wàññi insectes yi nga xam ni dañuy juddoo ci bassin bi. waaw loolu la ñuy wàññi maanaam yooyu weñ yeeg lépp nga xam ne daal mën na créer des maladies moom la ñu nekk tey nii di wàññi. waaw dañu indi benn poudre boo xam ne dafa efficace bu ñuy wax Simition waaw moom la ñu indi def ko ci bassin bi d'habitude moom la ñuy def pour def délarvation la ñu doon def nii mais guddi incha allah rabi bëgg nañ def benn saupoudrage au niveau de la commune de Djiddah Thiaroye Kaw. waaw pour gën a wàññi yooyu parce que xam na ni yooyu fii la ñuy juddoo di dem ci kër yi moom la ñuy wax yooyu la ñuy wax yii la ñuy wax les exophiles. ñoom fii dañ fiy nekk bu ñu màttee duggaat ci biir kër yi daal di dem ci biir kër yi màtt daal di ñëwaat moo tax ñu tuddee leen exophile mais am na aussi ay endophile yi ñoom dañuy màtt ba pare toog ci biir kër yi yooyu tamit dañu xeex ak ñoom mooy pour bu ñu defee saupoudrage maanaam pompe mbedd yi pompe yëpp boobaa ñooñu dañ leen mën a atteindre pour mën leen a rey mooy les moustiques adultes. di wax ne. ñu dañoo xam lan mooy importance su bassin yi parce que mooy suñu raison d'être xam nga lu nekk sa raison d'être yow da nga xam loolu ban njëriñ lay am si sa dund. malheureusement nag comme nu ko leen naa waxee dans notre vie de tous les jours on est encadré par des règlements et des lois collectivité locale la ñu wax. kon mu mel ni am na ay compétences yoo xamante ni nii ki nga xamante ni nii moom la yàlla ba mu dagaanee suñu ay baat moom la yàlla dogal ñu jox ko suñu. kàddu ñun ñëpp parce que li tax mu nekk ko mooy ku nekk si ñun dañoo bàyyi suñu cër jox ko cër boobu pour mu doxalal ñu malheureusement am na ci loo xamante ni ñoom la war su ko defee population bi dañu am courage di accompagner leen si loolu bi njëkk bi mooy sensibilisation organiser nit ñi ñu xam ne lii kenn moomu ko dudul ñoom parce que ñun si suñu niveau interdiction bi c'est vrai. si chaîne de commandement bi lañ mais am na ci loo xamante ni nii da nga koy wax la population duñ ko tenir compte parce que il faut mu am ay sanction moom foog mënul ñàkk te le politique moom boo waxee sanction rek moom day daal di wax ne da nga koy xañ li nga xamante ni moom mooy électorat malheureusement ñun nag dañu woo ci naanum soow comme ni ñu ko waxee parce que ñun pour ne pas faire de répétition daal ñun xam nañ ni bassin yi mooy suñu raison d'être xam nga ndax je me suis fait bien comprendre parce que su dul bassin yi on n'existe plus kon am na ñun xam nañu lan mooy valeur bassin yi mais malheureusement li gënoon yomb pour que am na loo xamante ni nii ku nekk xam ni lii waruloo ko def muy arrêté municipal taf ko ki romb waxoon sax un délégué ki romb rek waxoon ne ko xanaa gisoo lii. moom dina xam ni lii war bu ko defee am na lu ko ciy fekk mais comme dara du la ci fekk nit ñi dañuy def ñoo xamante ni bëgg dem maa ngi image boo xamante ni nii charretier moo ñëw jóge ci àll ba ñëw ak bagage am wàccee bi mu wàccee maa ngi génn juste yem ci ma ne ko foo jóge nii mu ne ma dañ ma ko tuurloo aw ma fu ma ko tuur ma ñëw ma ne ko fii waroo ko fi tuur am benn kuy jàll yor benn brouette mu jàppalewaat mu delluwaat ko maa ngi image bi. foog naa ne ñu fekkente ni ñi nekk fii am na ci ñu nekk ci panel Djiddah Thiaroye Kaw gis nañu ma balancer message boobu boole ma ko nag ak audio dama ko balancer rek pour que nit ñi xam ni parfois aussi am na loo xam ne boo koy def da ngay permettre keneen ku nekkul ci yow di ñeme loolu te ñooñu bu ñu ñemee loolu parce que ñi dëkk fii ñoo tàmbali loolu encourager loolu malheureusement mais de toute façon ñun ñoo ngi am mbégte si institution bi di am mbégte si ki nga xamante ni mooy Malal par rapport ak appui bi nga xamante ni def na ko le service d'hygiène pour que lii mën am population bi xaw a soulagé wu sax lay wax parce que à partir de 17h yàlla angoisse parce que xam nga ni à la tombée de la nuit rek yooyaa ngi lay envahir bu dee suba gi mouche yaa ngi lay envahir kon ku def loolu jërëjëf Malal la ñuy wax. bon tout d'abord dañuy remercier service d'hygiène ak lieutenant bi nga xam ne ñëw na ak équipe am comme ni ñu koy defee chaque jour opération bi ñuy def nii. da ngay gis yenn gox-goxaan yi ñu gis état du Sénégal bu joxee matériel mairie bi maanaam day am lu mu génnee jàppale ko service d'hygiène ñi mën a liggéeyam parce que état mënta def lépp ñun bu ñu génnee tey bu service d'hygiène amee programme boo xam ne pour arrondissement Dagoudane bi yëpp la
lu mel ni Djiddah Thiaroye Kaw ginnaaw raay nord sud Dalifort ak yu demee noonu ñun ñu génnee li nga xam ne mooy matériel jox leen parce que loolu suñu waruwaay la parce que suñu bopp lañ ko defal buñ leen di remercier bu leen neexoon bañ ko def waaye seen engagement ak seen bëgg liggéeyal seen réew donc loolu moo tax ñu remercier service d'hygiène ci sensibilisation bi mu def ak acte bi mu def aussi mooy pomper bassin yëpp incha allah guddi danañ ñëw def ko Djiddah Thiaroye Kaw yëpp ñu pomper ko ba nga xam ne lii nga xam ne day loraange di insecte di yow ak mbóot yu demee noonu di jaxasoo njaboot gi yàlla mun leen ci musal leneen li may wax mooy am na kàddu gu am solo bu waa service d'hygiène waxaat mooy na population yi bàyyi di sotti ay mbalit ci bassin yi parce que dañu indi loraange boo xam ne day dellu ci biir njaboot gi service d'hygiène bu ne nañu jël bu ñu jël mbalit di ko def ci bassin bi mu ngi leen di aarloo seen doom mi ngi leen di muccloo ci loo xam ne ay jafe-jafe la ci jamonoy nawet feebar yu bon yu mel ni paludisme surtout moment Covid bi nga xam ne ñëpp dañu war a renforcer cet gi renforcer sensibilisation xale yi tey gis nga xale yi tey bassin bi la ñu fowee mais boo jëlee ay mbalit di ko tuuraat ci bassin bi yaa ngi delloo sa njaboot ay musiba donc loolu duñ ko tàyyi di ko wax na nit ñi gën a ñaax seen njaboot ci ñu jël bassin yi def ko comme seeni kër parce que dañu dëkk ak moom te dañu continuer dëkk ak moom délégué wax na ko sànq bu ñu demee ba ay charretier di jël ay mbalit di ko jëlee ay marché Thiaroye di jël ay mbalit ci marché ñetti mbaar di jël ay mbalit ci marché bu bees ak feneen a feneen ci ay daral di ko indi di ko tuur si Djiddah Thiaroye Kaw Djiddah Thiaroye Kaw mérité wul nekk ay poubelle fii du poubelle parce que dañu gis ni population bi ñoo koy njëkk a def poubelle di fi sotti seeni mbalit donc keneen bu ko gisee da koy def donc loolu ku ne tey da ngay war a veiller à ce que le maire laay njëkk a interpellé door a interpellé ñi nga xam ne mooy population bi na maire jël ay matuwaayam sécuriser bassin yi bu ñu demee ba ay charretier di jóge ci ay daral di jóge fu nekk di sotti ay mbalit ci bassin yi laa dafay xaw a doy waar donc encore une fois ñu ngi remercier service d'hygiène di wax ne programme bi dafay continuer incha allah ci yeneen communes yi. bassin yi bu ñu waxee am na yeew mun ñu ko weddi mënuñu ko aussi dem mënuñu ci wax loo xam ne dañ ciy sori parce que suñ problème mu ay jaan ak yu mel noonu ñun pratiquement nekkul suñu liggéey mais nag mën nañu am ay répulsif lii ñu def nii tamit répulsif la mën na leen a dàq mais aussi dafa am habitude comportement boo xam ni moom la population bi am pratiquement boo xoolee lépp li nga xam ne moo juddoo ci bassin bi. population bi am na ci part de responsabilité parce que ñoo fiy tuur mbalit ñoo fiy tuur xar mu dee ñoo fiy tuur lépp te yooyu dafa nekk ay loo xam ni ñam yoo xam ni day attirer les insectes waaw ba pare day nekk seen milieu bu nga xam ni fa la ñuy juddoo mën fa gën fa développer loolu moo indi pratiquement moo indi yooyu. waaw li ñu leen di wax mooy actuellement nii dañu fi am benn comité d'hygiène boo xam ni dañ koo lëkkaloog ak bàjjanu gox yi bàjjanu gox yi yëpp dañu waxtaanal yi nga xam ne ñoo nekk Djiddah Thiaroye Kaw ni leen. actuellement nii da ngeen di constitué en police d'hygiène képp ngeen gis muy def jëfin gu ñaaw di jël ay mbalit di ko xëpp ci biir bassin bi ñëw leen ngeen yëgal ñu ko bu ngeen ñu ko yëgalee ngeen dénoncé ko parce que dénonciation nekkul du fumisterie nit gis nit ku def ko lu bon loo xam ne dina loolu askan bi ëllëg nga ñëw jàpp ci loolu dafa nekk lu am important dans la société parce que ñun dañ koy xeeb da nga gis ko def bon nga sama yoon nekk ko ci mais bu ëllëgee ci yow lay ñëw parce que bu fekkee feebar judd na fa feebar boobu yow mënoo cee mucc léegi nag ñun bu ñu woowee en tant que service technique en tant que service de répression ñun dañ def lu ñu war parce que les amendes vont de 200 000 à 200 millions plus 2 ans de prison ferme surtout ñi nga xam ni dañuy jël seeni ndoxu douche di ko évacuer directement ci biir canal bi. waaw mu mel ni foofu laa doon ñëw parce que parfois nga ñoo xam dañuy bàyyi ba guddi gi ñëpp tëdd. génn ay raakool donc di vider seeni foos jëmale ko si bassin bi yan gàllankoor la mën a jël. yooyu gàllankoor yooyu dafa bari parce que dañuy wax ni bassin yi bu fekkoon par exemple. en dehors de l'hivernage pendant la période de la saison sèche normalement bassin yi dafa war a nekk des bassins yu nga xam ne à sec waruñ ci gis ndox parce que ndoxu taw rek moo ci war a dem parce que lii bassin yi nekkul bassin yoo xam dafa recevoir ay yeneen ndox yu dul ndoxu taw parce que actuellement nii buñ ko nekkee def fi ay banc public c'est parce que ndoxu taw boobu lañ ci séntu woon moo ci war a nekk dafay nekk ndox moo xam ni boo ci toogee sax di nga am péex moo xam ni péex mu baax ngay am da ngay am wér-gu-yaram mais actuellement nii mënoo toog ci wetu ba taatu bassin yi parce que xet gaa ngi lay bëgg a rey parce que mbalit meeg ak ndox yooyu ñuy wax noonu ndoxu foos yooyu moo ciy nekk te ndoxu foos yooyu mën na indi jàngoro mën nañu ay feebar actuellement nii ñoo ngi wax corona mais actuellement nii mën nañu am leneen dul corona parce que choléra mi ngi fi ay fièvre typhoïde mi ngi fi ay dysenterie mi ngi fi te yooyu yëpp weñ yi mën nañu jógee ci bassin bi ñëw ci biir kër yi fekk kuy togg ñu daan ci ñamam buñ ko lekkee lan lay indil xale yi aussi ñu ngi ci mbedd mi di fo te bu ñuy tuur seen kii yooyu am na yoo xam ne day des ci mbedd mi
te bu desee ci mbedd mi xale yi bu ñu nekkee di foo ci suuf si dañuy tax demaat seen kër te xale yooyu mën nañu feebar tout tànk yi pour protéger leen aussi loolu yëpp dañ ko ci war a def. pour sensibiliser leen dañ leen di wax xamal ñu leen y a l'article L17 du code de l'hygiène bi leen sanctionné te les amendes comme ni ma ko waxee vont de 200 000 à 2 millions plus 2 ans de prison ferme képp kuñ ci gis ngay def lu mel noonu bu ñu leen dénoncé bu ñu la fekkee ci kii dañ lay jàpp te bu ñu la jàppee man dama lay jébbal procureur waaw. yàgg nañ fee ñëw ay interpellation ci loolu te ñi fi jàpp ñëpp dañ leen a yóbbu waaw. kàddu yi ñu wax ci ñoom loolu la ñu leen délégué wax loolu la leen service wax loolu lañ leen mës a wax mooy nañu xam ne bassin yi seen kër la ni seen kër yi mel na bassin yi war a mel ni jàkka yi mel ni église bi mel ni quartier bi mel la bassin yi war a mel bis bu ñu defaree bërëb yooyu bàyyi bassin bi danañ sumb loraange boo xam ne day ñëw ëllëg dañuy woote fii ay état di woote mairie fekk ñun ñoo teg suñu bopp situation boobu désormais ku ne na nga jël sa matuwaay surtout ñi nga xam ne ñooy riverains yi dëkk ci bassin bi délégué wax na ko léegi bu ñu nangu ñun ñu fay sotti dara ba keneen di naw di fi sotti dara. askan wi danger bi ñooñu wax nañ ko Orange bassin bi dañ ko war a curer ba pare defar ko ba pare dindi tifaay yi dindi reen yi mu mel ni mu war a mel ba ndox bu weex tàll nekk ci comme yeneen demal à Dalifort xool ni bassin yi mel demal à Grand Yoff est-ce que ñoom dañoo gën est-ce que ñoom dañu ëppale benn cër ci réew mi bu ci fànn boo mën a jël amul loo xam ne dëkkuwaay yooyu am nañ ko Djiddah Thiaroye Kaw amu ko pourquoi ñun ñu war a mériter Orange buy defar wala ADM day defar Dalifort c'est dañ ko à la télé defar nañu Grand Yoff pourquoi duñ defar bassin Djiddah Thiaroye Kaw dañuy interpeller le président de la République xamal ko ne gars yi dañ koy nax li muy def nii di demander audit 700 et quelques milliards c'est bien baax na mais urgence mooy nañu fexe taxawu askan wi jamonoy nawet ñu régler problème situation bassin Djiddah Thiaroye Kaw donc loolu lañ doon wax li ci des mooy dañu bàyyi population bi fu mu ne matériel bi ñu leen may néew na bëri na ñu jéem ci def lu ñu mën pour jéem a fexe suñu quartier ville nekk ville propre suñu quartier nekk ville verte comme ni ñu ko bëggee incha allah ñu am Djiddah Thiaroye Kaw boo xam day nekk exemple fu ñu toog naan ay Maris wala Ouest Foire wala ay zone B wala ay zone ba ñu mën na ne Djiddah Thiaroye Kaw kat la ñu jël exemple parce que dëkk boo xam ba fa demee di gis dafa set dafa rafet. vraiment am na njariñ parce que lii ku la ko jox mooy setal parce que mënoo lii pour setal la dañoo bëgg comme que am na comité de salubrité boo xam ni mu ngi ci koñ bi bàjjanu gox yi ngànk ko délégué de quartier nekk ci dañoo bëgg ñuy def des investissements humains ci bassin bi di tere ñi nga xam ne dañuy tuur mbale ci biir bassin bi ba pare ñu def entretien bassin bi loolu moo tax ñu jox dotation bi ñu jox leen ko délégué de quartier en tout cas sas nañu bàjjanu gox yi sos nañu aussi jeunes yi nekk ci koñ bi il faut ngeen impliquer jeunes yi am ngeen comité de salubrité mën ngeen a toog ñaari dimanche ñetteelu dimanche bi ngeen topp bassin bi xool li nga xam ne warul ngeen jëm koo dindi gox bi aussi ngeen xool place yi nga xam ne am na mbalit ngeen jëm koo dindi ngeen lëkkaloo ak waa service d'hygiène ñun man maay chef de brigade départementale d'hygiène ba Pikine su ngeen ma woowee ni ma lii am na boobaa man dinaa ñëw taxaw ci def ci li ma ci war a def bu ñu waree pomper ñu pomper bu ñu leen war a appuyer lu ñu leen war a mën a appuyer ñu def ko en tout cas ñoo ngi remercier aussi Malal bi nga xam ni moo jox leen lii dëkk ci koñ bi di doomu koñ bi bëgg koñ bi set en tout cas un grand merci à Malal waaw population bi daal ñaax nañ leen sas nañ leen te lii bëgg nañu mu nekk loo xam ne day périodique ngeen am un calendrier fixé ko di ñu woo ñuy ñëw di am taxawaay bii ñu taxaw tey ñu koy continuer di ko def loolu daal la ñu amoon pour partager ko ak yéen délégué de quartier te loolu na nga ko porter message bi na nga ko porter def porte à porte soit nga def réunion nga tenir une causerie dans ton coin nga wooñu bu ma ñëwee ñu ñëw man su ma ñëwulee sax l'agent du secteur mën na ñëw bokki délégation bi ñëw toog ak yéen ci causerie partager ak yéen ci lu bari parce que ñun dañ fi nekk un service d'éducation war a sensibiliser population war leen a xamal parce que ñun ñoo ko yor xam-xam boobu ñoo ko jàngi woon Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne ay institutions yi dafay bari waaw te institution bu nekk am na lu mu war a liggéey ñun nag loolu mooy suñu métier su ngeen ñu woowee ñu ñëw taxaw ak yéen wax ak yéen sensibiliser leen wax leen fan ngeen jaar pour gox bi mën a set